Aram Touré xibaar yi ni nga ko waxee noonu la ca gën a fës gannaaw bàkk bi lay doon. jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru marax mi ponk ba ca gën a fës rek ponk yi bokk na ci wàllu mbënn mi nga xamante ne ma ngay wéy di lëmbe tey nag yeggoon nañu ba fële ca cité Bellevue féete nag fële ca Mariste askan nag ña ngay ñaxtu ndax jafe-jafe yi nga xamante ni ñi ngi koy dund ñu ne loolee sax daf leen a fàttali mbënn yi nga xamante ni mosoon nañu koo dund ci at yi weesu gannaaw foofee nag di cité Bellevue ginnaaw raay tamit delluwaatoon nañu foofu rek ngir xool askan wa naka la ñuy dundee jamono ji naam sax ñenn ña ngay delluwaat nag ci seen i kër gannaaw bu ko ndoxu taw ma nangoo woon foofee nag ca ginnaaw raay ñu ne nag dara waralu ko rek lu dul assainissement boo xamante ni teguñu ko ci yoon ñoom nag la ñuy sàkku askan wa mooy kilifa yi nañ ca gaaw taxaw ay moto pompe kese doyul diwaanu Thiès jàpp leen ni gox boobu ñu naan Ngent ñoom ñoo gën a sonn ci mbënn mi lu toll ci 200 ci njaboot nag seen xel mën naa dal ndax nee nañ daal dinañ leen rek kon dugal ci logement sociaux yi mu nekk nag kon dëkkuwaay yooyu nga xamante ni nguurug Sénégal mi ngi koy tabax fële nag fa ñu naan ZAC bu Thiès mu nekk dogal boo xamante ne kon daal dinay daanu liñ ci jublu wax nañ ko léegi mooy fexe rek ba gën a taxawu askan wi beneen ponk ci biir xibaar yi laaleeg wàllu mbënn mi moo waral ab laaj nag samp lan moo tax jafe-jafe yi saa su ne muy gën di tar ndax dafa am yoo xamante ni dañu ko ñàkkal fayda bokk na ci wàllug urbanisation ñu ne nag loolu jafe-jafe la waaye tamit lu ñu war a gën di def mooy wàllug alam bi léeg-léeg nag projet yi nga xamante ne dañu koy sumb war nañ ko xoolaat natt ko laata ñu ci sóobu beneen ponk nag muy taxawaayu taskatu xabaar yi ci mbas meek xibaar yi ñu ci doon joxe rafetlu nañu bu baax a baax seenu taxawaay muy presse bu Sénégal waaye nag am na lu ca gàllankoor lu ca mel ni ñenn ñi nga xamante ne léeg-léeg ñuy biral seen tur ba ñëpp xam ko te ñu faatu ci mbas mi ñu ne loolu jaru ko woon mbokk yi ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax mi dañu koy doore rek ak wàllug mbënn meek jafe-jafe yi muy wéy di jur fële moom ca cité Bellevue féete nag ca Mariste askan wa ña ngay ñaxtu ndax ñu baree bari tey ji seen i kër nag ndox ma nangu na ko foofee ñu naan cité Bellevue nga xamante ne bu njëkkoon boo ko daan xool si say gët nag dafay rafet lool taaru waaye tey loolu yëpp dem na askan wa nag ñoom ña ngay fàttalikuwaat li nga xamante ne jotoon nañu koo dund ay at ci ginnaaw Mouhamed Samb ak Gervais Yao. cité Bellevue nekkatul li nga xamante ni si moo di xar kanam gu rafet giñ ko xamee woon quartier bi nekk fii ci Mariste nga xamante ni bu njëkkaan ñëpp ko ràññee woon ci taaram tey jii lii di quartier bi ci wàllu boppam daanaka suuf si yàqu na li ko waral moo di ndox mu bari bi. ñi ngi am jafe-jafe ak ndoxu taw bi waaye ñi ngi am tam jafe-jafe ak ñi nga xamante ne ñoo ñu wër bu ñu réglé seen problème mu ñëw ci ñun bu ma jëlee Senelec bu ñu bënnee pax ñi jaarale seen câble yi seen prestataire malheureusement duñ ko sakkaat bu ko defee bu ndox bi taw bi ñëwee foofu lay jaar mur bu mag bi nga xamante ne à l'époque maître Abdoulaye Wade daf ñu ko defaloon après inondation 2005 yi bu zone de captage feesee ndox foofu lay ñëw di infiltrer dugg ci cité bi regard ONAS nekk beneen côté bi diggante cité Bellevue ak cité AXA bu feesee day déversé wu keroog dafa déversé wu ndox bi bëri ba daaneel mur. soxna si sant si la mel ni ki rek ñeneen ñi nga xamante ni si ñoo dëkkee ci cité bi ñoom jamono ji ñu ngi xam ni ay jafe-jafe la ñu amee ci mbënn mi loole bokk na ci li ko waral réseau assainissement bu jaarul yoon. il faut ñu raccordé ñu ci réseau assainissement ONAS ñu defal ñu ay canal évacuation des eaux pluviales te loolu nag gaw ma ne war naa toll budget boo xam ne dañu ko defal cité bu toll ne Bellevue avec 65 maisons war nañu mën a jàppale ci loolu. amul benn réseau assainissement day ñëw ba ci école Cour Sainte Marie de Hann bi ba ci buntu Senelec fa la yam. yàqu-yàqu yi nag nii ngeen koy gisee ci image yi mu nekk loo xamante ni si daanaka day fàttali askan bi yeewoo ci cité bile mbënd mi fi amoon ci 2005. ki nga xam ne tey moom la yàlla def muy suñu président de la République Macky Sall ñëw na fi ci cité bi ci Zodiac la dugg amoo ay gaal pour mën a génne nit ñi. moom la ñuy dund mu metti lool démb ak barki démb kenn mënu dugg cité bi ñëpp dañoo génnoon mu ñu fàttali xewoon rek 2005 ñu yaakaar ne am nañ ci yaakaar bu rëy nekk suñu président
bi nga xam ni dund na loolu ak ñun dinañu trouver vraiment solution ndax sonn nañu ay retraités ñoo fi nekk ay jigéen ñoo xam seen borom kër dafa dañu génn àdduna mu nekk lu jafe. Cité Bellevue tey nag daanaka xar kanam gi fi nekkoon nekkatu fii li fi nekk jamono ji moo di dëkkuwaay boo xamante ni mbënn mi sonal na ko loolu ba tax na askan bi fi yeewoo bu ñu sañoon am saafara boo xamante ni si dafay sax loolu ngir ñu mën a mucc ci jafe-jafe assainissement yi. commune bu Guinaw Rail suñuy ndaw nag dellu nañu fa ngir xool rek askan wa naka la ñu dundee gannaaw nag ba ndoxum taw mi nangoo seeni kër tàmbali nañoo dellu ñoom askan woowee waaye nag dellu ci anam yoo xamante ne anam yu tooy xol la ndax loolu nag dugguleet ñu di ko dund saa su ne ña ngay dund yooyee jafe-jafe tey nag la ñu seetlu mooy moto pompe kese doyul ngir taxaw ci jafe-jafe yooyu Habib Faye Modou Diop. sonn ñii def nañu ko dëkkee di as. waaye itam di raxasaat seen bagages yi ngir xool nan lañ koy ranger lii yëpp li leen ko yóbbee moo di taw bi seen kër yi taa koñ bi moom kenn mënu fa woon jàll. tax na ñoom yii la ñuy yëy yàbbi. man ndox mi fii la ma yeman ñetteelu bata armoire bi ñetteelu bata bi ndox mi amul benn yére fi benn yére bu baax yére yëpp a xool. sikka ma lakkandoo na ci ñëpp ñëw jàpp état bi mënul def lépp ni ma koy waxee rek bale. say la pour mu ne bale benn bant du bale. yàlla la naam waaye tamit ku leen di jàppale ñu jël. waaw moom dong lañ gisoon kay ak waa koñ bi di ñu jàppale di ñu dimbali waaw. lii ñu nekk nii bu ñu amee moto pompe bi comme déjà cotisé nañ jënd benn amaat beneen jàngoro ji na mën a saafara. action ab mouvement la ñoom leen tax a jóg moo di xool ana nan la ñuy jàppalee askan wi. ñii loru nañ ci mbënd mi soxla woon nañu ay motoy pompe tax na def nañu ko district sanitaire bu Guinaw Rail bi fees dell ak ndox ñoom itam ñëw nañ ngir wàllu si leen. fu mu nekk luñ ci mën ñu def ko te ngeen xam ne daal ñooy dundandoo naqar bi di leen masawu bu baax a baax di leen ñaanal yàlla li coono gi jeex. donc fii je pense que c'est important ak yow li nga taxawee ak waa carte bi mu taxawee ma jàpp ne dañuy ñëw rek dimbali état dimbali maire yi dimbali population bi. te jamono ji ku ci nekk soxla nga dimbal. askan bii di yeewoo fii ci diwaanu Guinaw Rail week-end wi ñu génn sonn nañ li leen ko yóbbee moo di taw gu bëri gi seen tunnel bi fees seen koñ yi tamit waxi noppi seeni kër yi mënatuñu faa dëkk nelaw ba yandoor tër na leen ñoom ñii am nañ ab ndimbal waaye lii doyut ñu ne yeneen ci ay pexe yu gën di gaaw yoo xamante nit dana leen noppal loolee lañ gën a bëgg. ñu jógee Ndakaaru jëm ba benn dëkk ñaari gaar Thiès Ngent nag jàppale ni mooy gox bi nga xamante ni moo gën a loru booy xool ca diwaanu Thiès ak njaboot yi nga xamante ni jaaxle nañu tey ji waaye am na ci ñoo xamante ne seen xel mën naa dal fi mu ne ndax ñaari téeméer ca njaboot googu nag daañu leen dugal ci logement sociaux yi nga xamante ni nguurug Sénégal nag moo ngi koy tabax fa ñu naan ZAC de Thiès mooy dogal bi daanu bu weesoo loolu tamit sous-préfet bu Thiès Nord ma ngay wax ni dina am ab jumtukaay boo xamante ne daanu ko fa def yàgg dara ngir ndoxum taw ma mën caa jaar Chante Diop. daanaka fii ci diwaanu Thiès quartier yu bëri nag ñoom ñoo jot ci ndox mi mbënd mi sonal leen rawatina quartier bii di Ngent sous-préfet bu Thiès Nord ne nag quartier Ngent ñoo ci gën a sonn ñu toll ci 200 njaboot de ndox mi daa nangu seeni kër jël nañ ay matukaay ni ñoom ñëpp dañ leen fas yéene toxal yóbbu leen yeneen i bërëb. li ci ëpp ci quartier bi daanaka dañu toog ci cuvette ci wàllu woowu. am na 200 famille yoo xamante ne déjà recensé woon nañ leen dañ leen war a reloger d'ailleurs ci ZAC Nord Ngent 200 kër ya ñu fa prévoir 100 ak 20 pare nañu. li ñu bëgg mooy ci weer wi nii ñu procéder à la réception n'est-ce pas de ces logements là. ci kaw loolu nag sous-préfet bu Thiès Nord di xamal nag waa Thiès na ay fan yu néew nag dinañ defar ab canal boo xamante ne dinañ ko xotti ba ndox mi bu ñëwatee du taaju. mooy benn ouvrage de drainage des eaux pluviales tàmbale ko fii ci Thiali Ngent ba au niveau de Diassab mu jaar nag quartier yi nga xamante ne mooy Këri Kaw jaar également Kawsara. jaar Kër Maam El Hadj boo xamante ne mooy drainer ndoxu taw yi yóbbu ko ba Diassab fi nga xamante ne daanaka presque àll la. ci samedi beeg dimanche bi ñu génn nag ndox mi bari woon lool ci diwaanu Thiès quartier yu bari yu mel ni Ngent Kawsar Fall Medina Fall jàpp Kër Cheikh fees dell ndox ba léegi sous-préfet bu Thiès Nord di sàkku nag ci nguur gi ñu indil leen plan Orsec fii ci Thiès Nord.
jafe-jafe nag dafa ëllëg askan wi rawatina ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy kilifa yi laaja samp nag mooy lan moo tax mbënn mi saa su ne ñu koy dund ñu ne wàllug urbanisation bokk na ca waaye léeg-léeg tamit projet yi nga xamante ni nguur gi daf koy tëral dafa mel ni rek duñu ko jàngat bu baax a baax ci wàllug alam gi Ibou Diouf moo ñu ci defal ab gëstu. fii ci Sénégal rawatina fii ci Ndakaaru ndox mi daanaka foo dem moom la ñuy waxtaane mbënd mi bàyyi ko ci taw bi foo dem daanaka yaa ngi gis jéye yi mu indi jamono jooja nag am na sax ñu ne boo moyul dina gën a sonal askan bi. Abidjan day taw tout le temps taw bu ndaw la ñu am dañ ci war a remercier suñu borom gërëm suñu borom ci taw bi. à l'époque ñi dëkkoon ci dëkk yi bariwuñu woon donc ñu daal di def ay caniveaux yu doon dox entre temps 50 années léegi même caniveaux yi ñoo fa nekk mënul nekk. Ndakaaru bokk ci diwaan yi nga xamante ne ñoo gën a sonn ci mbënn mi loolu nag saa ñu ko yëkkatee rek ñuy wax ci lu aju ci wàllu urbanisation tabax yi ak li nga xamante ne moom la war a àndal. ko suñu rôle moom mooy prédire ko te ñun luñ ci mën a prédire moom mooy fexe ba bu ñu saytoo ne kat tëli bi bu ñu ko naree defar boo moytul kat problème inondation dina am donc ñun dañuy proposer ay mesures. ay plan de gestion environnementale et sociale bi. est-ce que Dakar dañ ko war a diviser en deux est-ce que géej bu jigéen ak géej gu góor waruñu tasee loolu lépp partie la ci partie bi lay jógee mais di indi ay moto pompe ak di pomper fii pour que yónni ko fii loolu du solution bi te nag ma yëgal la leen ndox mi moom ndoxu yàlla la te ndoxu yàlla la mu amul lu ko gën a kéemaan. pour taxawu askan wi yenn saay kilifa yi dinañ jël ay mesures maanaam indi ay moto pompe lu ni mel ngir jële fi ndox mi. waaye nag experts yi ñoom dañu jàpp ne rek faw ñu tel ci jóg ngir li ni mel bañ a sonal ci ñooñe. proposition ñu ngi koy def ci plan de gestion environnementale et sociale mais application plan de gestion yi ça revient aux promoteurs et à la direction de l'environnement mais le problème que nous avons problème bu ñu rencontré mooy que tey promoteurs yi dañuy jàpp ne étude environnementale kat dañ koy def rek ngir mën a defal suñu projet respecté ko maintenant quant à l'application ça pose problème. il faut ñu mën ko maîtriser boobu nag architecte urbaniste yi dañu war a toog président dafa war a conseil de respecter urbaniste yi parce que c'est extrêmement important kenn du defar dëkk sans architecte sans urbaniste. gannaaw jafe-jafe yi nga xamante ne rek ñu bëri ci askan wi ñu ngi koy dund fan yi coow li moom bëri na lool wàllu mbënd mi bokk na tamit ci li gën a jaaxal askan wi ba tax ñu ne rek jot na nag ñu jóg taxaw ci ngir li ni mel bañ a sonal ci askan. mu ngoog wàllug mbënd mi ay jafe-jafe lay indi ba ci sax mbas mi ñu ne nag loolu yëpp sax dafay indi gàllankoor tamit ci wàllu koom gi Sénégal fii nag mooy fan la ñuy jaar rek ba sunu koom gën a suqaliku ki ñu gisee nag xam-xamam màcc na ci wàllu koom muy Mounirou Ndiaye moom nag la mu wax mooy programme boobu nga xamante ni gën nañ ko xam ci programme décennal ba ñu fi tëraloon te mu taxoon sax ba ñu dindi fi Sénat mu toll woon ci juróom-ñaari téeméeri milliards ak juróom fukk dana ko war a yëraat saytu ko ba xam loolee fan la toll ndax dimbali askan wi moo taxoon jóg ba bépp programme ñu teewlu ko ak Fatou Bintou Konté. fondation moom bu ñëwee yokk ci li Sénégal am comme problème jamonoy Covid bi nga xamante ne bii nguur gi demoon na ba jël 1000 milliards junni milliards da koy def ci Covid bi pour faire face ñu ñëw nag vraiment affaire inondation yokk ci loolu problème bu rëy la donc ñu ngi ñaan rek nguur gi am lu mu ko affronter parce que dëkk la boo xamante ne bii dañ doon wax naan ñu ngi naan déficit public bi dem na ba plus de 700 milliards. ñu ngi wax ne aussi croissance bi nga xamante ne bii dañ ko xaaroon ci 7% 1% lay doon ñu ngi wax aussi que ne effectivement li nga xamante ne bii moom lañ perte ci wàllu emploi am na téeméeri junni ak juróom fukk nit ñoo xam ne ñàkk nañ seen liggéey yooyu yëpp ay problème la yoo xam ne dafa ñëw daanu ci kaw nguur gi donc ñuy ñaan rek programme bi nga xam ne nguur gi defaroon na ko depuis 2013 ba mu jàlloon sax ñu supprimer Sénat ñu ne woon dañuy jël plus de 700 milliards def ko ci affaire inondation ñi ngi ñaan yàlla rek que ne programme boobu dox na te dinañ mën a am alal juñ ci def ba pare bala ñuy avancer aussi ci plan de relance ñu def bilan wu 700 milliards yooyu xool fu ñu ko dugal fan lañ ko dugal fu ñu ko warut a dugal lan lañ ci def loo xam ne waroon nañ mën def leneen ba mu jur situation bi su ko defee loolu lépp nguur gi jël ko boole ko ci plan de relance bi muy defar pour vraiment ñu mën a génn ci situation bi ñu nekk. ci juróom-ñaar téeméer
ma ngoog wàllug tourisme tamit war nañ ko gën a suqali te nag boo moyul ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéeykatu hôtel yi nag am na lu leen di yoot muy ñàkkum xëy ndax dara walaru ko rek lu dul mbas mi nga xamante ni kon mi ngi lëmbee àdduna sonal it Sénégal ki nga xamante ne nag moom mooy secrétaire permanent bu syndicat patronal bu industrie hôtelière bu Sénégal moom la muy sàkku rek ci nguurug Sénégal mooy na xool nag nu muy taxawaatee rawatina ak bor bi nga xamante ne kon amee woon na ko ci wàllu tourisme bu fexe rek ba fay ko tourisme boobu ñu ne sax la mu ñàkk ci milliards mat na ñetti téeméer dañu koy teelu Moustapha Kane. partie ëpp na ñett téeméeri milliards n'est-ce pas donc si xayma bu ñu defoon te aussi loolu tey jii histoire jox nañu dëgg n'est-ce pas moo tax jafe-jafe yi gën a tar c'est pourquoi état bi pour aussi ñun mu jàppale ñu aussi mun a sauver emploi yi mais bu fekkee situation bi évolué wul presque aussi il faut que état bi réciprocité bu mu teg entre moom ak Union européenne mu teggee ko. waaw perte d'emploi yi loolu laa doon expliqué dama la nekk bu fekkee situation de fréquentation établissement yi li nga recruter pour occupation 90% boo demee ba occupation bi nga xam ne mënul weesu 10% wala 15% mais charge masse bu si des yëpp c'est inutile forcément loolu moo indi ñu def chômage technique mais chômage technique bi première phase la mais bu demee ba situation bi persister mënul évoluer mais forcément da ngay mujjee def chômage technique da ngay mujjee def licenciement n'est-ce pas loolu neexul kenn waaye donc loolu aussi c'est inévitable n'est-ce pas pour que aussi mën a sauver entreprise sinon lu si topp mooy faillite entreprise bi tëj te loolu boobaa aussi ñëppay perte. moo nekkoon ganuk info du matin ñu yeggit ba Missirah Wadène nag jaba boobu nee nañ booy xool daanaka bokk na mbaa bokk sax mu gën a mag ci Afrique sowu jant di ab luuma bu nu nemmeeku luuma boobu nag tey mi ngi jànkonteel ay jafe-jafe yu tar ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy jaaykat ya nag nee nañ jamono ji neexul yoon ya neexatul waaye tamit li ñu gën a nemmeeku mooy wàllu mbas mi tamit dafa jaar loolu yëpp tax na ba ñu ne kilifa yi na fexe rek ba gën a joxaat kon gëdd boobee Jaba Omar Ndiaye. luuma Missirah Wadène bokk na ci luuma yi gën a mag ci Afrique sowu jant waaye bi mbas mi teersee ci Sénégal ba léegi seen koom-koom daa wàññeeku. ndax feebar bi kale na fi lu bëree moo tax ba tax na fi ñu toll nii la njarte ba war na melatu ko loolu yëpp da nganta ci affaire feebar moo ko waral. sama kalaag ñu bëri ñoo xam ne feebar bi moo tax ñi muñ génn ndax ñi muñ génn nañ doon génnee bëri na ñoo fi doon gis ñëwatuñ ngir feebar bi te loolu yëpp ragal feebar bi moo tax ñëwatuñ waaye ñu ngi doon ñëw normalement waaye nekk biñ arrêté ba commencé at ko feebar bi moo tax ñëwatuñ nañ waroon a ñëwee. luuma Missirah Wadène fu ne la jëndkat ak jaaykat di jógee ci dëkkaan yi wër Sénégal waaye mbedd yi jaar ci biir luuma bi yëpp day rappajoo jamonoy nawet ndax ndoxu taw yi fay jàllaañu. lu jar a wax la ndax fi ne boo ko xoolee da nga gis ndox mi naka la mel ni nga gis ndox mi di def nii yëpp loolu nekk na loo xam ne nekkul taar ci marché bi waroon na am beneen changement boo xam ne war na ko def taar ndax fi ñu toll ni fii war nañ ko def tali ba nga xam ne suñ ko mën a def tali yenn barabang ci barab yi ñu sotti fa xeer defar ko ba nga xam ne da ngaan tax buy toow kenn ku ne mën na fi jaatu ndox du la laal. marché bi moom jafe-jafe yi nga xam ne moo ci gën a tar fi ne nii mooy mbedd yi nga xam ne nii moom ci la nit ñi di jaar di dem amatuñ fuñ jaar ndax ndox mi dafa bëri te itam defaruñ ko bu ñu ko defaroon sax nit ñi mën nañ ci am fuñ jaar waaye fi nit ñi amuñ fuñ jaar ci marché bi da nga gis ku bëgg a dem ci place sax doo mën a dem ngir ndox mi nga toog. waaw sareet yi ak oto yi ciy jaar ci noor bi léegi mu gasu def pax bu nawet jotee dafay taa te bu taayee comme defaruñ ko nag xam nga nit dootu ko mën a kii ndox mi day yokku rek heure bu ne day gën a bëri. loolu nii li fi ñëw ci doomu aadama mënuñ xam ñaan la ndax Guinée Conakry Guinée Bissau ak Gambie ak ñëpp ay ñëw ñëpp di ñëw ci marché bi nii. en tout cas Sénégal la fu ne nit a nga béy ko. luuma Missirah Wadène mënees naa wax ne Afrique sowu jant ñoo ko bokk ndax fu ne la commerçant ak jëndkat di jógee moo tax nag ñuy sàkk ci nguur gi mu yeesal melokaanu luuma bi nga xam ne jamono ji ni mu mel rafetut lool ci gis-gis. ni ñu ko waxoon ci ponk xibaar yi presse nag bu Sénégal xool nañu taxawaayam ci wàllug mbas meek ni ko réew mi doon xeexee ñu ne taskatu xibaar yi def nañu ci liggéey bu am solo waaye tamit am na foo xamante ne dañu faa juumee loolee lañu xamle lu ci mel ni yenn dossier médicaux yi nga xamante ne jaru ko woon am na ñoo xamante ne mbas mi moo leen faat jarutoon ñuy fësal seeni tur di ko béral ba ku nekk mën caa jotee loolee nag mooy seetlu bi Mamadou Fall. correct ànd ak yeneen i kuréel daal di nag jàpp ne rek liggéey ñuy journalistes yi ñuy def ci pandémie bi lu rafet la jàpp ne nag xëy na liggéey googee jafe na sax waaye journalistes yi wane nañ seen xarañte. man daal dama ne gàcce ngalaama journalistes yi presque boo xoolee mbas bi depuis mu commencé le 2 mars ba léegi journaliste Sénégal dans la plupart des cas vraiment dañuy def ay jéego
parce que boo xoolee au fond ñoom dañuy informer disons opinion bi lu xew ci mbas mi tous les jours dañu koy informer parce que ñoom dañu dem taataan information ci li ñuy wax bulletin le point quotidien n'est-ce pas du ministère. waaye correct nemmeeku ni am na yenn rëq-rëq yoo xamante ni rek yenn organe de presse yi def nañ ko. benn soxna boo xam ne temps yi nga xam ne ñi faatu ci mbas mi dañ leen doon jox ay numéro soxna si mooy soxna boo xam ne kenn xamu ko bi mu faatoon ci mbas bi gars yi dañu maanaam xotti secret dossier médical am wax ñu ban feebar la amoon nag ak yooyu te yooyu du cëru journaliste secret médical dossier médical benn taskaru xibaaru même docteur bi lay traité sax amul maqaama jox ko pour nit ñi xam li ci nekk. beneen misaal bi mooy benn ndaw bu dëkkoon Rebeuss def liggéey bu mucc ci ayib ndeysaan faatu si mbas bi moom itam noonu lañ ko def. ab plaidoyer ñu yëkkati ko jëmale ko ci jigéenu journaliste yi ñu jàpp ni rek war nañ leen gën a jox ay responsabilité ci situation yu mel nii. yaa jigéen ñi ni ñuy waxee ci ñoom ci wàllu yéenekaay yeeg télévision yeeg rajo yi xaw na desandi donc boo ci doole stigmatisation maanaam di leen singale loolu dafay xaw a doy waar. sukkandiku ci Covid 19 bi presse bee ngi exiger li nga xamante ni moo di kon accès à l'information loolee rek di may journalistes yi ñu def seen liggéey ni mu gën a mucc ayibee ci wàllu dajale ak joxe xibaar. ñu wax ci baccalauréat 2020 bi fële ca diwaanu Ndar nag lu yees la ñu indi ren ci anam nag yi nga xamante ne nag noonu la ñuy joxe résultats yi dana koy biral di ko jaarale ci rajo yi loole yëpp rek ngir mën a dimbali candidats yi suñuy ndaw nag yegg nañu ba ci yenn ci jury yi nga xamante ne ñi ngi doon def rek kon lii di fësal résultats yi fëlit ca rajo Teranga FM Ousseynou Diop ak Habib Seck doxantu woon nañu fa. numéro 142 715. Boubacar Mané mention bien. baccalauréat 2020 bi ku ne xam na ni kenn du dem ci wàllu centre yi di jëli say résultats mbooloo mi nañu daan dajale loolee la ñu daal di bañ tax na nag ci rajo yi la ñu daal di sukkandiku ngir mën a jàllale li nga xamante mooy résultats yi benn rajo ñu nemmeeku ci Ndar di rajo Teranga FM lépp fukki at a ngi ni le résultats yi dañ koy daal di jàllale en direct ngir askan wi mën ko suivre fii ñu fekk fii directeur des programmes animateur ñi nga xamante ni ñoo yore wàllu technique bi rédacteur en chef ñëpp daal di taxaw jot na soccante ngir résultat yooyee ñu mën ko jàllale. pour ça que ñun Teranga FM ñu am habitude di ko def di proclamer résultats yi en direct ngir ñi nga xam ne vraiment ñu ngi si kër yi parents yeeg ñi si oto yi ñi si taxi yi ñëpp di déglu li nga xam ne moom mooy proclamation résultat. Abdoulaye Guèye Gabès bi nga xamante nag moo yore lu jëm ci wàllu programme bi daal nay addu jëm ci wàllu innovation yi nga xamante ni itam am nañ ko ak mbas mi nga xamante ni moo waral lu ni mel. Covid bi comme que état bi dafa demander que daje yi ñu bañ ko di def donc moo tax ñu ni nit ñi nañu toog seen kër taal seen rajo jàpp Teranga FM incha allah ba nga xam ne lépp loo xamee ni rek moo jëm si proclamation résultat yi dinañ ko dégg. lii nag ñi nga xamante sax ñooy président jury yi daan nañ koy rafetlu jàpp ni lii mënul ñàkk ndax mbas mi moo ko waral. mu jokkook rajo yi ak télé yi nga xam ne ñi ngi fi bu ko defee résultats yi ñun bu ñuy wax ñoom ñu transmettre ko en direct candidat yi mën koo dégg formation bi candidat yi njëkk a jot mooy la transmission directe avec les radios et télévisions. ren jii nag amul benn jury boo xamante ni ay ndongo daañu fa teew ngir ñu proclamer résultats yi nii lañ ko mujjee defee ci rajo yi ñaareelu rajo privé bu nekk ci Sénégal di rajo Teranga FM daal ci bay waaram. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Ousseynou Diop yéen it sant nañu leen gërëm leen yéen ñoo ñu fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi.